al amiin ca Tiwaawan sëñ Abdou nge Tiwaawan auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi nga xamante ne ñoo ànd ak waa xadara Seydil Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu ci ndigalal xalifa bi ci ndigal bu mu jox Serigne Moustapha Sy Al Amin ci ndigalal président bi nga xam ne moo yor daayiratul abraar muy Serigne Khalifa Niang ak Serigne Hassan Sy mi nga xam ne si ñi nga xamante ne ñoo yor commission culturelle bi ak alxaaji Kouadio Ibrahima Kouadio ñoom ñoo ñëw fii tey ci gannaaw déclaration bi di am lenn loo xamante ne dana laaj ñu yóbbale ko bés bi nag bésu ñaan la ñoom liñ ci war a taxawee ci daara yi incha allahu danañ ko taxawee di yëgal bépp daara boo xamante ne daanañu la jox ndigal ci bu xalifa bi joxee ndigal lañu daan def ci ñaan yi kaamil ya ak yaasin yi ñu daan jàng ak dog yooyu dinañ ko def incha allahu xam naa li ci des dañuy bàyyi Serigne Hassan Sy ak Serigne Kouadio comme président bi mu ngi fi xam naa moom mën naa wax ci historique gi daayira bi nan la. alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñuy teewlu fii ci xadara maam Cheikhul Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ci ëttu Cheikhul Khalifa Aboubacrine Sy ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal xaq di jiital ci nuyoo bi xalif général di Tidiane Serigne Babacar Sy Alhaji Mansour ak mbooleem njabootu maam Cheikhul Hadji Malick radiyallahu anhu yëpp ñu idaafa sunu kallima rek ci oustaz Pape Xaali Ndiaye ci kàddu gu am solo gi nga xam ne moom la wax te mooy li nga xam ne moom la sunu kilifa Cheikh Seyd Mouhamadul Moustapha wax ci xaqu magam di Serigne Babacar Sy Al Amin wax ko ci xaqu magam yëpp Serigne Cheikh Tidiane Sy Mouhamadul Mansour wax ko ci xaqu magam Serigne Mansour Sy Mouhamad Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum wax ko ci xaqu magam ba tey di Serigne Mansour Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil mu wax ko ci ñoom ñëpp ci seen ndigal waaye lépp mu delloo ko ci ki nga xam ne tey mooy borom xadara bi di alxalifa di Seydi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour lan mooy sabab mu wax kalima boobu ak lan moo tax mu joyal kaddu ci ay seen ndigal ñoom mooy dafa am loo xam ne moom la ñuy préparé muy mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam ci daaira boo xam ni daairatul abraar la incha allahu mawlaaya sëriñ Abdoul Aziz Al Amin mi nga xam ni moom la ko mag ñi tegoon ci loxoom ci dund maam Cheikhul Hadji Malick maam Abdou Cissé pire daan ko taxawee bu ñu gàmmoo ba gàmmoo ga dellu si incha allah xalifa ñang dina ci ñëw benn par benn waaye muy ñëw di ñëw ba wàccaat ci sunu baay Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil mu àndoon ko ak rakkam yu baax ya Serigne Mansour Serigne Cheikh waaye ñu dem a dem ba lépp yàlla wàccee ko ci mawlaaya Serigne Abdoul Aziz Al Amin Serigne Babacar Sy bindoon turu daayira ba tudd innal daayiratul abraar mu bind innal abraara la fi naimin kon loolu fa tabarakallahu muy daayiratul abraar mooy li nga xam ni mooy firndeel mbaax ak yiw innal abraara la fi naimin kon ku nekk xam na ni mbaax moom la mag ñi sosowu seen kër mbaax ak yiw ak tedd nga ak lu rafet moom la mag ñi sosee seen kër moo tax daayira yëpp boo ci xool rek mu dellu ci mbaax mbaa mu dellu ci istiqaama mbaa mu dellu ci njub mbaa mu dellu ci soppante mbaa mu dellu ci bëggante daayira bii nag ñu ni daayiratul abraar gaañu baax ñi kon gaañu baax ñooñu le moom la Serigne Abdoul Aziz Al Amin tënkoon jëlee ko ci baayam ba ak i magam ñu ñëw nag tabarakallahu ni ko oustaz Pape Xaali waxee ñu di ko doxal ba mu génn àdduna ndaw ñi mu jox ko ci dundam mu jox ko ndaw ñi di ko doxal kon fa tabarakallahu loolu tey ren nag ñu wutal ko tem ndax ren dañuy daal tabarakallahu dañuy jiital ni ko oustaz Pape Xaali waxee ñaan yi ñu daan def loolu moom moo ko yor moom mooy sunu magu daara ci daara ji mooy joxe dogi ñaan yi jëlee ko ci sëriñ bi ñu jëlee ko ci ay magam ba mu yegg si fa mu war a yegg yëpp fa tabarakallahu waaye ñu ni nañ ko utal cëslaay ndax lépp loo xam ne yaa ngi koy def te utaloo ko cëslaay ci diine utaloo ko cëslaay ci tariqa dafay daal di xaw a am tuuti faya moo tax ñu ni ren mawlid bi dañ koy utal thème central boo xam ni mboolem koo xam ne yaa ngi nekk oustaz
ci xadara bi ñi ngay dem moo xam ci télévision yi la moo xam ci rajo yi la moo xam ba ñu àgg ca guddi gàmmu ga ñoo ngi fas yéene waxtaane al ixtifaalu bil mawlid nabawi sharif ala dawi taalimi cheikh El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu mooy lan mooy feete guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais lépp nag ñu jaarale ko ci lumière bi nga xam ni mooy moom moo taxawoon wax ni ala adimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun naxwal xaraami xuduulu mu taxawaat woote ni ala ya banni haza samani daawtukum li ihyaai dinin bil ulumi ajibu kon gis nga moom loolu moom la woote wa mawliduhu bihi sharafun waqirun fa fi taazimi in jaaxu sujuni kooku mooy mam Cheikhul Hadji Malick waaye kooku mu ñu joxoñ mooy sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy waxtaane kan mooy sallallahu alayhi wa sallam waaye jaarale ko ci njàngale mam Cheikhul Hadji Malick Sy kon incha allahu thème bi oustaz Pape Khali mi nga xam ne moo jiite commission bi oustaz Ibrahima Kouwadio Oustaz Ibrahima Kouwadio fa tabarakallahu noonu la koy tënkee ci taxawaay bi nga xam ne moom la ci Maam Seex Alxaaji Malick am ci jàngale diine jàngale sharia wan ñu kan mooy sallallahu alayhi wa sallam loolu la sëriñ bi wax ni ren incha allahu thème bi ci noonu lañ koy doxalee ci mbooleem oustaz yi mbooleem julliti yàlla yi ñoo ngi baalu xaq ñëpp di baal ñëpp xaq xam sa incha allahu dañuy jotal rek Oustaz Ibrahima Kouwadio mi nga xam ni moom ci wàllu français bi nga xam ni tabarakallahu moom domaine am la moom it mu dugg ci pour leeral ci lenn ci ay quelques kalima rek incha allahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu billahi السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous avons le privilège de nous adresser à cette auguste assemblée ou à nos auditeurs au nom du Da'iratul Abrar, conformément aux instructions du porte-parole du jour, Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Al-Amin, qui s'est adressé sous l'autorité de son illustre père, le Khalife général de Tidjane, Serigne Aboubakar Sy Mouhamadoul Mansour, que Dieu lui prête longue vie et qu'il allège ses charges et ses responsabilités. Mais aussi, nous avons le privilège de nous adresser à vous en représentant, si possible, humblement, Cheikh Abdoul Hamid Sy, qui est le responsable de la communication de la maison de la Hadra Malikia, mais aussi le responsable de la cellule Zawiya Tijania et le responsable de la parole. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, Serigne Hassan Sy, présent, et Serigne Pape El Hadji Pape Khady Ndiaye, qui est le chargé de la culture au sein du Da'iratul Abrar, nous avons l'honneur d'informer l'ensemble des croyants, l'ensemble des musulmans, l'ensemble des Tidjanes, l'ensemble des Sénégalais, l'ensemble des habitants du monde et des mondes, je dirais, de l'organisation de la célébration de la naissance du prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le Da'iratul Abrar, qui est une organisation religieuse, cultuelle et culturelle instituée par le Cheikh Seydi Aboubakar Sy, le Khalife, radiyallahu ta'ala anhu. Et comme le dit notre grand-père, notre devancier, Cheikh Seydi Hadji Malick, wa amun thumma shahrun thumma yawmun ata fihi al-huda qarnul quruni. Il est vrai que pendant ce qu'on a l'habitude d'appeler le mois du Gamou, le Maulid a été organisé. Mais connaissant la grandeur et l'importance du rappel des vertus du prophète Sayyiduna Muhammad, il serait bien, pour qui le peut, de chaque jour, ou chaque semaine, ou chaque mois, ou toute l'année, organiser
une célébration, une commémoration, afin de nous approprier les vertus du prophète Seyyiduna et ses enseignements. Et cela à l'aune des enseignements de Cheikh Seydi Hadj Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu, celui qui a été, je pourrais dire, le prisme par lequel nous avons vu la lumière, nous avons vu la quintessence du prophète Seyyiduna Mohammed. Et cela se passera le samedi 4 février 2023 à l'esplanade des mosquées, à l'esplanade de la Zawiya Serigne Babacar Sy. L'organisation se fait en deux phases, ou je dirais en deux pans. Il y a le pan cultuel, il y a le pan culturel, il y a le pan organisationnel tout simplement, mais nous convions surtout la jeunesse qui a été l'un des vecteurs de transmission du message de Seydi El Hadj Malick radiyallahu ta'ala anhu par l'auguste personnage qui a été, disons, la pierre angulaire de la Hadra Malikiya et celui qui a fait vivre, si nous pourrons dire, la Da'iratul Abrar, c'est notre vénéré et défunt père, Cheikh Abdel Aziz Sy Al Amin. Nous avons l'habitude de dire que si être un bon talibé, être un bon musulman, si on pouvait le qualifier de médicament, on aurait dit que Cheikh Abdel Aziz Sy Al Amin est le mode d'emploi, est la prescription de ce médicament-là. Ce qui veut dire que nous profiterons de cette occasion pour non seulement rappeler les enseignements de Cheikh Seydi Hadj Malick, mais aussi rappeler les adresses et les exhortations et, je dirais, le testament que Cheikh Abdel Aziz Sy Al Amin a laissé à la jeunesse. Car il savait que cette mission était celle de la jeunesse. Cette religion est une religion de jeunes et c'est la jeunesse il avait l'habitude de dire que la jeunesse est l'avenir de la nation et l'avenir de la religion. Alors pour ne pas m'étendre en propos, c'était juste une annonce pour que chacun d'entre nous se prépare à envahir Tivaouane, à venir en pèlerinage à Tivaouane, à venir en recueillement à Tivaouane et à venir se réapproprier le message qui n'a jamais tari de la famille de Cheikh Seydi Hadj Malick à la jeunesse, à l'islam et aussi venir écouter les solutions qu'il nous apporte aux maux, aux défis, aux interpellations de notre temps et aux difficultés que nous rencontrons. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. Wa ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaara di leen baal àq yal nañu yàlla boole baal. Daje nañ fii nag tey ngir waxtaane ci li jëm ci gàmmu Daayiratul Abrar di gàmmu Seydi Abdel Aziz Sy Al Amin nekkoon nit koo xam ne ki ko am taxawaay la woon ci wetu baayam nekkoon lépp baayam di ko jox mission bu nekk ko daan doxal kon bi mu demee ba jëmi jamono mu yëkkati daayira bi teg ko sunuy loxo ñu koy wéy di ko doxal ba am ci ngërëmam laata muy génn àddina bi mu génn àddina itam lii Seydi Mouhamadou Moustapha wax léegi Al Amin noonu la demee dafa ñoo woo laata muy génn àddina dañuy wax ni nitu yàlla bu nekk day xam boppam bi mu xoolee at yi mu am ak li ko ni mu war a tëddee ëllëg ci la woowee ndaw ñi ne ñëw leen ñu jox leen daayira bi ngeen doxal bu ngeen doxalee bu jaaree yoon xayru ngeen continuer ak noonu bu jaarul yoon nag dama koy nangu jox ko ñeneen waaye nag ndokk ba nga xamee ni ba gàmm gi mujjee gàmm ci teewaayam sant nañ ci ñaanuñu yàlla ni yéen de li ma di gis ci yéen wax dëgg yàlla daaw ma gis ci gàmm gi kon maa leen di ñaanal yàlla bu baax yal na yàlla yeggal seen taxawaay nangu seen terbiye itam ginnaaw loolu moo di def nañ fi réunion nationale woo section yi nekk ci réew mi yëpp
ñi ñëw fii benn samedi ñi dayante ñoom réunion li tax réunion boobu ñu woote ko moo di redynamiser section yi parce que dañuy wax ni section yi li war ci ñoom du caagee ni gàmmu Abraar agsi na rek nañ wootee daje déedéet dañ leen wax ni leen gàmmu Abraar dañ koy waajal naka lañ koy waajalee moo di section bu nekk ngay organiser ay conférence di organiser tamaadatul juma ci loolu le mooy mën a mobiliser membre daayiratu Abraar bi ci loolu nag bi ñu tënkee ci loolu itam d'accord ci ñun ñëpp ñu wax ñoom itam seen yitte lañ ñuy wax moo di dañuy seetlu ni at mu nekk gàmmu gi dañuy guddee reer ba buy ñëwee dañuy fekk salle bi fees del ci biti la ñuy taxaw ñu ne kon ñun dinañ sàkk pexe ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Tivaouane nekk section maire nañ sàkk pexe bi mooy lan moo di daayir bu nekk am na fu ñu lay dalal incha allah buñ ci àggee di jàmm ak salaam dañ la wax fi ngay war a dal boo ñëwee di nga fekk sa reer pare bu ko defee boo sëlmee timis rek ma nga yàlla jubali ci salle ba lii daal loo xam ne tënkoon nañ ko ci réunion bi national bi ñu amoon ak section yi nekk ci réew mi yëpp ginnaaw loolu nag daayira li koy doxal moo di am pas-pas am taxawaay di indi ay innovation loolu le bokk na ci li nga xam ne mooy suuxat daayira di ko doxal loolu nag ci wàll googule sunu président national mu di El Hadj Khalifa Ababacar Niang am na ci taxawaay bu wér du noppi di diisoo ak kilifa yi ndaxte kat ñun lii ñu yor dañu ko dénk rek ñan ñooñu ko dénk sëñ Abdou Aziz Al Amin ba mu génnee àddina ay doomam ñoo dajaloo wax ni lépp tegaat nañ ko ci loxo Seydou Mouhamadou Moustapha Al Amin Seydou Mouhamadou Moustapha Al Amin tam di coordonné ak El Hadj Khalifa Ababacar Niang loolu la ñu ngi ci ba tey lépp a ngi rafet macha allah yal na yàlla xeb dooli yàlla nangu itam sunu terbiye wasalaatu wasalaamu ala rasulullah al amin ca Tiwaawan sëñ Abdou nge Tiwaawan